asalaamualeykum man la Ousmane Ba Goto ban maa dellu si waat pour ñu yeggale waxtaan bi di leen jégalu te di leen jégal mbir yu bari xew na fi ci fan yi ci lu jëm ci accusation wu de viol bi ñu def jëmale ko ci Sonko xam nga suñu borom moo leen weer yàlla ci boppam moo leen weer ndax ñoom dañoo amoon seeni plan mais suñu borom aussi dafa amoon plan moo tax toujours ci samay live may wax ni tey dafa baax tey dafa baax nit da ngay tey du luñ la wax rek nga gëm ko buñ la waxee da ngay déglu boo dégloo ba noppi après nga analyser parce que ñun ñëpp ay borom xel lañ ñëpp am xel ñëpp doomu aadama boo gis am na yàlla dafa def ci moom intelligence yàlla dafa def ci moom xel mais fi ñu wutee mooy nu ñuy analyser lu ñu dégg wala lu ñu gis loolu rek mooy suñu différence nit bu baax nit bu nite loo gis wala loo dégg wala lu ñu la wax da ngay teey nga calme nga analyser ko nga jàngat nga xalaat ko bu baax après du ñàkk nga am ci benn conclusion boo xamante ni mooy doon dëgg même bu nekkul dëgg bi sax au moins dina jege dëgg bi daal voilà li nekk di xaw Sénégal fan yi wala depuis bi Macky jëlee nguur bi dafa xaw a ñaaw c'est très vilain dafa doy waar bu yàggul toj nañ fi ay këru jàmbur te c'était pas la première fois ay yoon nguur bi toj na fi ay këru jàmbur te boo xoolee kër yi ñu toj ay baadoolo rek lañ ay këru baadoolo rek lañ toj amul benn kër par exemple mbuurkat amul benn kër boo xamante ni si ñu toj yi ñu wane ci télé bi ak yi ñu wane ci vidéo yi ak ci réseaux sociaux yi amul benn kër boo xamante ni mun nañ ko évaluer à 100 millions amul kër su bëri yi ñu wane da ngeen gis ni peinture guñ ko sax raax bi sax pareewu donc ça veut dire ay góorgóorlu rek ñoo ñafe seen life yëpp ba tabax kër nga toj ak ñooñu rek bu la dala rek boo amul chance dangay am problème Macky Sall ak ñooñu ak ñi mu fi toroxal bi mu nekkee ci pouvoir ba léegi moo ko dal ci kaawu Sonko ñu bëri ñu ngi naan lan la fa Sonko di def d'accord lan la fa Sonko di def d'accord nit aussi nit kese la mën a doon effectivement ñu bëri se sont posé cette question ñu su bëri posé wu nañ boobu question lan la fa Sonko di def dëgg la d'accord naa mais il faut ngeen comprendre benn chose xam nga Sonko ñu su bëri dañoo foog ni xaalis bi patriote yi di joxe ci poos Sonko lay dem barke alxuraanul karim sama loxo ci alxuraan amul benn 1 franc buy dem ci poos Sonko lépp ci activité wu parti bi lay dem parce que parti bi aussi dañoo am ay dépenses lépp lu patriote yi joxe ci activité wu parti bi lay dem Sonko personnellement buggu cee laal 1 dërëm parce que ëllëg lay sooraale Sonko en tant que député bu ko neexoon mu ne nañ ko jox garde du corps comme yeneen député yi niñ leen joxee garde du corps député yëpp am garde du corps mais garde du corps yooyu noonu ay élément wu brigade d'intervention polyvalente lañ ñooñu la plupart ay gendarme lañ te état bi mun na utiliser élément boobu noonu ñuy jox Sonko pour mu nekk garde corps am en même temps mu nekk benn agent secret bu leen di wax ay mouvement wu Sonko
donc Sonko loolu la doon éviter moo tax laajul loolu aussi te ci biir aussi boppam philosophie am ci projet de société am dafa wax ni député seen salaire baax na donc askan bi waru leen fayal garde du corps ñoom ñoo war a fayal seen bopp garde du corps philosophie boobu la Sonko doon demee léegi moom looloo tax accepté wul que askan bi di ko fayal garde du corps xaalisu askan bi am na feneen fu mu war a mën a dugg ci yeneen domaine yoo xamante ñoo gën a soxla xaalis bi maanaam domaine yi jëm ci mbiru faju lu mel ni ay hôpital lu mel ni ay jàng éducation gi yooyu léegi mu nekk nit koo xam dafa am problème mu ndigg Sénégal boo xam ne ñun ñëpp dañuy doxaale ay feebar ok mu koy peut-être daaneel de temps en temps te li mu mën a def pour éviter di am ay douleur ci ndigam mooy muy def ay massage effectivement mënoon na dem ci ay spécialiste yoo xamante ni foo ci loolu la seen xam-xam màcc mais il faut aussi ñu xam ni spécialiste yooyu noonu ça ne coûte pas gratuit ça coûte de l'argent te xaalis boobu noonu amoo ko ok séance bu nekk presque 200,000 chaque semaine nga war a def benn séance mois bi 800,000 garde du corps mën nga am ku la liggéeyal pour 200,000 par mois loolu 1 million CFA la par mois tey dans les normes ñun bu fekkee li ñu woote gëm nañ ko war nañ ko mën a assurer lool année bi dafay nekk 12 millions boo calculer 12 millions 2021 2022 2023 2024 day nekk 3 ans donc fii ak 3 ans yu ñu jëm dañ ko assurer loolu parce que tey bu demee ba jël nguur bi en 2024 loolu noonu askan bi moo ko koy assurer c'est-à-dire day bokk ci mbir yoo xamante ni ci état bi moo koy assurer en tant que suñu président de la république donc maa ngi woo ñëpp ñu jàppale ko lancé naa benn cagnotte boo xam ne def naa ci information wu numéro Free Money Orange Money bu Pastef def naa ci ay numéro banque Pastef banque seen compte bi nekk Ecobank ak BND xawma def naa ko ci partage naa lien bi ci sama Facebook ku ci mën a participer nga participer ci ku ci mënul participer aussi au moins nga partager information bi d'accord man personnellement Ousmane Ba yoruma du ma millionnaire du ma borom xaalis mais li ma am as tuut dinaa ko ci def là j'ai $1,000 500,000 CFA la dinaa ñëw def ko ci léegi bu neexee yàlla keneen tamit ku ci am rek mën nga def vidéo bu gàtt rek wone bu dee 1,000 francs la bu dee 10,000 la bu dee 1 million la lu mu mënta doon nga def vidéo bu gàtt jarul explication jarul wax génneel rek ne pour Sonko parce que loolu mooy hashtag bi loolu mooy slogan bi $1,000 pour Sonko tey boo amee 1,000 francs génneel rek sa 1,000 francs rek def vidéo bu gàtt rek ne 1,000 francs pour Sonko ñu partager ko ci réseau yi partager ko partout bii nii xaalis bi nii demul ci Pastef xaalis bi ci poche Sonko lay dem directement ok dëgg la ñu ngi koy verser ci ay mbiru ñu ngi koy verser ci ay compte Pastef ñu ngi koy verser ci numéro orange Pastef ñu ngi koy verser foofu yépp quoi parce que on peut pas donner le numéro de Sonko directement mais ki nga xam moom moo yore mbiru cagnotte solidaire yi ak yooyu bu Pastef mbiru xaalisu Pastef bu ko jotee danoo ko yóbbul Ousmane Sonko directement donc nañu won Sénégal yëpp won adduna bi yëpp won Macky Sall won ñëpp ni Sonko jaral nañu suñu xaalis ñun comme ni mu ñu jaralee suñu bakkat voilà donc ku ci bëgg a participer rek lien yaa ngi foofu ci sama Facebook mun nga participer wala nga partager lien xam nga aussi dafa am beneen mbir boo xamante ni bëggoon naa ko wax nga xam ne damaa sax xaw a hésiter pour wax ci parce que mbir la boo xamante ni du ñëpp ñoo ko mën a comprendre mais
am na ci quelques nit ci yéen ñoo xamante ni yàgg nañ ma seetaan bu ñu bàyyee xel tuuti si sama waxin nañ xam ne léeg-léeg daa wax wax yu nuroog waxi dof mais du waxi dof wax yu yéema la yoo xam pour sama expliquer leen yan wax la am na ñoo xam duñ ko mën a gëm mais waxi jinne la xam nga démb moo nekkoon cérémonie de réinitiation bi gën a mag démb le 11 février moo nekkoon cérémonie wu esprit on peut dire même jinne quoi pour gàttal sama waxtu pour am ñoo xam dañ ko mën a comprendre on peut dire sa cérémonie wu saltige la woon cérémonie borom xam-xam mais je parle pas des saltige visibles je parle des saltige invisibles des esprits invisibles démb moo nekkoon seen cérémonie bi gën a mag ci kaw suuf te am na ñoo xam ñu ngi may seetaan duñu weddi li ma wax parce que bu fekkee Sénégal esprit bi gën a mag mu ngi tudd maam Adam lu doy waar laay wax ni dama waxoon ni duma ci dugg quoi duma ci wax parce que am na ñoo xam nañ ne kii dafa dof wala lan moo ko dal mais am na ñoo xam dinañ comprendre léegi dafa am sarax bu mu wax nañ ko génnee moom mooy saraxu suukar Sénégalais bu nekk boo mënee génnee paquetu suukar na nga ko génnee quoi parce que sinon bu fekkee defuñu ko man Ousmane Ba maa ko wax fii 2 semaines lu doy waar dina xew Sénégal à chaque fois ma wax leen lii dina xew Sénégal lii dina xew Sénégal lii dina xew Sénégal effectivement yéen ñëpp teg ngeen seen bët saraxu suukar buñ ko génnee même état bi bu mënee même Macky Sall bu fekkee gëm na li may wax ak li ma ko yàgg wax ak li ma ko yàgg abité ak li ma fi yàgg wax na génnee saraxu suukar bu bëri Ousmane Sonko bu ko mënee na ko def bëpp kilifa bu ko mën na nga ko def bëpp sénégalais bu ko mën na nga ko def parce que actuellement loolu rek moom moo mën a fay wax ji ak coow li ak problème yi nga xamante ni ñoo nar a xew ci fan yi ñu jëm xam nga dina am lu doy waar loo xamante ni bu ñu amul sens dina xew du après day sa suul waxu Sonko bi quoi comprendre nga wala mu gën koo sulli xaw ma quoi exactement mais si on peut le faire nañ ko def quoi saraxu suukar c'est très important man defaguma ko mais dinaa ko def tey wala suba bu neexee yàlla maintenant buñ jógee ci loolu nañ wax ci ñi trahir Sonko Ousmane Sonko a été trahi par un de ses proches ku ko jege moo ko trahir te man xam naa kan la mais fii ak man Sonko joxuma permission ma wax kan la du ma ko wax fii ak moom Sonko contacté ma pour laaj ma kan la du ma ko tudd parce que accuse nit dafa xaw a doy waar quoi dafa xaw a yéeme nga jóg rek accuse nit quoi mais man toujours su may wax damay joxe ay preuve toujours su may wax damay joxe ay preuve dama naan nii la demee kii moo ko def c'est vrai que du preuve yëpp lañ mën a publier am na preuve yoo xamante ni du pour ñi may seetaan quoi mais pour ñi nga xamante ni ñoom laay avertir ñu mel ni ay Sonko ñu mel ni ay keneen ak keneen ñooñu je les ai toujours envoyé les preuves ci li may wax tu comprends maintenant man li may ñaan militant wu Pastef yi ak ñi nga xamante ni dañoo bëgg Sonko ak ñi nga xam dañoo gëm Sonko ak ñi nga xamante ni injustice neexu leen te ñu koy xeex ku si nekk na nga teye nga calme boo mënee retenir tuuti nga retenir quoi tu vois léegi l'importance moom mooy nañu def benn cercle ñu boucler wu ci autour de Sonko ñu protéger ko ñu jàppale ko mais surtout li nga xamante ni moo tax mënul woon faj ba waral mu dem ci salon boobu parce que salon boobu yomb na te daf koy soxla ñun ci loolu lañ war a taxaw ba dootul soxla salon boobu noonu wala salon bu mel noonu je pense que loolu moo ëpp importance moom mooy li Sonko soxla li Sonko soxla bu dee dafay dibi caaya da koo neex te mënul génn di dem lekk dibi caaya ci mbedd mi na patriote fexe ba Sonko di am dibi caaya saa su amee envie dibi caaya man foofu laay waxe li ci xaw a doy waar mooy quand j'ai dit que yaa xam mbay ci la bokk
yu bëri moo menacé ay partisans te effectivement loolu moo am xoolal femme avocate bi ñu accusé ex jabaru grand frère yaa xam mbay la ok kan moo ko takk femme bi en ce moment jabaru Félix Antoine Diome la ministre de l'intérieur mais takk suuf lañ ko takk maître Diome Dia ñun ñëpp xam ne bande bu mag la on le sait elle est avocate bu weddee la ma wax na ñëw porter ma plainte ay tooxi doon rek la def liggéey bu salte bu état bi war a def moo koy def si suuf ñoom ak seen clique googu ay xaritum Marème Faye Sall la ak yeneen femme yoo xamante ni def naa ay publication yu dul jeex si ñoom ñëpp ñu ngi feeñ benn par benn dañoo laalaak ñoom ñëpp ñu ngi feeñ benn par benn te bu ñu amul sens bu ñu amul sens lu gën a garaaw moo nar a xew xoolal Macky Sall il a menti dafa fen mu ne xalif général des Mourides mu ne ko moom li yëgu ko ne xaraam yëgu ko que benn citoyen ñaari citoyen ñoo am problème benn citoyen porte plainte beneen citoyen nee naa amul kenn ci moom koo xamante ni ci la bokk wala ku ko jege ci la bokk loolu ay duuli neen la ay fen la Sidi Ahmed Mbaye ak Malick Mbaye bi nga xamante ni mouvement gëm sa bopp nga xamante ni ci coalition benn bokk yaakaar la bokk du neveu la parce que yaayu kii ak moom ñoo bokk ndaay ak baay booy bi xaritu kan la du xaritu Yakham Mbaye ci Yakham Mbaye lay fréquenter toujours tu vois donc ñoom ñëpp dañoo feeñ doo xoolee ñi si melaw yëpp Mbaye lañ sant kenn baal ma quoi damay tooñ rek ci mbay mi quoi ci sant bi mais sant moom dëkkul fenn ku nekk mën ngaa nekk imbécile d'ailleurs beneen fii bi sax bi nga xamante ni mooy mancé ci salon bi bala sant comme man donc voilà amul ay affaire u sant quoi on est tous ay sénégalais quoi mais juste pour vous dire ni ñuy politiquer dafa salte léegi boo yeewul tuuti rek ñu jaxasala ak Ousmane Sonko nga bañ ko détesté ko nga ne waa ji ndekk dafa am jabar di dem ci ay salon te médecin bi nga xamante ni moom moo consulté Adji Sarr fële ca hôpital CTO bu Grand Yoff médecin bi nee na ci 16 heures yi wees ba Adji Sarr ñëw hôpital pour ñu consulter ko mu ne fukki ak juróomi benn waxtu ci yu ñu weesu résultat yi wane na que Adji Sarr longoowul ak benn góor maanaam benn góor tëddeewu ko loolu rek nit bu normal loolu rek doy na preuve na Ousmane Sonko violewul benn doomu aadama donc comme je dis rek ñoom ay mbaam lañ ñoom xeex la ñu xam nga bu ñëpp noppi woon kuul ni kenn réagirul defuñu benn investigation pour xam dëgg bi tey ñu yàq viwu Ousmane Sonko donc buñ ko accepté quoi léegi nag beneen combat bi nga xamante ni à part jàppale Ousmane Sonko mu am fond yu mu soxla beneen combat bi mooy ñu fexe ba bu ñu lever immunité parlementaire Sonko parce que Sonko bés bu ñu lever immunité parlementaire am da leen leer ni Macky loi bu mu bëgg mu jàll dana jàll sans débat nañu fexe aussi ba xam yan député ñoo voté pour lever immunité parlementaire Sonko comme ça ñu dem rendre leen visite quoi siyaar leen parce que aussi dafay am solo nga dem siyaar leen quoi comprendre comme ça ñu xam ni que askan bi ñu ngi leen di seetaan quoi ñu ngi leen di déglu quoi waaw léegi beneen mbir mu bëggoon aussi wax c'est que neexul mais il faut ñu wax xam nga j'ai vu bi problème bi amee yenn sénégalais yi mer ba jóg taal ay quelque commerce man am naa preuve yu leer nañ nii am na ay commerce yuñ taal yoo xamante ni ñu ko taal waa APR lañ dañ leen yónni pour ñu taal ko comme ça ñu ne waa Pastef ñoo ko taal la xew Casamance tamit bu ngeen dégloo sama live ba la passé wax naa exactement seen plan nuñ ko déroulé maintenant appel bi may lancé patriote mooy il faut ñu xam ne yenn commerce yi France moomu ko di ngeen gis
station totale nga gis enseigne duñu def station totale nga gis infrastructure bi et lépp mu nekk station totale quand on parle de Total automatiquement nit ñi dañ naan français yoo ko moom d'accord c'est une société française mais il faut nit ñi xam station Total yi ngay gis Sénégal yëpp ay sénégalais ñoo ko moom mais dañuy liggéey ci turu suñu société Total loolu la ñuy wax franchising c'est-à-dire boo amee xaalis da ngay dem Total ñu jox la licence pour nga mën a jaay seen produit ok dafa am ay conditions nag yu ñuy teg conditions yooyu noonu bu fekkee accomplir nga ko ñu jox la licence ngay jaay seen essence quoi mais station bi yow yaa koy moom emplacement bi yaa ko moom yaa koy tabax yow yaay def installation yëpp ci sa xaalis léegi ngay jënd essence bi en gros ci ñoom de ko détaillé di ci gañ donc man am naa ay mbokk yu am ay station essence ok si station essence Total wala station Shell sama propre famille am na ñu ci am comprendre donc tey boo leen taalee station yooyu noonu ok ay alalu sénégalais ngeen yàq te am na si ñoo xam ne ay patriote lañ am na si ñoo xamante ni defal nañ lu ne Sonko donc buñ jaawale tey boo taalee Auchan loolu c'est autre chose parce que Auchan amuñu franchising c'est-à-dire amuñu programme boobu noonu Total am magasin Auchan bu ngeen gis France ko moom Auchan ko moom directement Carrefour magasin boo gis Auchan moo ko moom directement am na ci ay entreprise par exemple autoroute bi Sénac Auchan moo ko France moo ko moom directement mais station yi muy Shell muy Total muy beneen ak beneen ay sénégalais ñoo ko moom que ça soit très clair ci ñi nga xamante ni dañu am intention wu yàq ay intérêt wu français yu nekk en Afrique wala au Sénégal ak yooyu au cas où dara xew station yi bokkuñu ci quoi bokkuñu ci ay parce que ay sénégalais ñoo ñafe seen life moom ko quoi loolu aussi bëggoon naa ñu partage mais li ëpp solo moom mooy nañ fexe ba Sonko am fond yi mu soxla xool leen ci sama Facebook di ngeen gis lien yi bu ngeen bëggee jàppale Sonko directement dërëm demul sama poche parce que am benn xaalis buy dem sama poche lépp ci compte Pastef lay dem ok beneen bi moom mooy nañu fexe ba tëb yi nekk ca jege Sonko mooy imbécile yi traître yi ñu ko xamante ni ñoom ñoo doon wax état bi Sonko mu ngi fii mu ngi dem fii mu ngi def lii mu ngi def lii mu ngi def lii ñooñu nañ fexe ba écarter leen nañ fexe ba ñu sori Sonko complètement jaa ngeen jëf merci beaucoup bu leen fàtte saraxu suukar bi jaajëf waay